taala asalaamaaleykum nuyu nañ leen bu baax dellu si waat ci seen émission Kennu Askan Wi ni ñu koy amalee nag ay bés bu nekk bu waxtu wi jotee tey jile nag ñuy waxtaanee li nga xamante ne xew-xewu jamono la mu nekk loo xamante ne dañ cee war a jëlee njàngat muy lan mooy taxawaayu soxna ci lislaam jigéen lan la war a taxawee lan moo ko war lan la war a def loolu lépp ñu fas yéene ko faram-fàccee tey ci seen émission Kennu Askan Wi tax ñu dalal ki nga xamante ne nag mooy docteur Khadim Mbacké docteur Khadim Mbacké nag boo ko déggee rek sa xel day daal di dem ca IFAN waaye it ca téere yi nga xamante ne bind na ko wala yi nga xamante ne da koo jagleel kii di Khadim Rasoul loolu lépp ñu fas yéene koo faram-fàccee it ci biir émission Kennu Askan Wi ma daal di koy nuyu bu baax moom suñu gan tey. waaw bisimilah rahmaani rahim maa ngi wane sama mbégte ci dalal ngeen ma dalal tey. di ko rafetlu lool ndax jamono ji laaj na ko xew-xew yi nga xam ne moo xew ci jamono yi itam laaj na ñu jokkoo ak ñi nga xam ne ñoo mel ni yéen pour ñu waxtaan ci bu baax a baax kon maa ngi wane sama mbégte pour télévision bi ak pour ñi nga xam ne ñoo yor kër gi yëpp. jërëjëf mi ko mbokk yi dañuy daal di xuus rek delluwaat ci ak déclaration bi nga xamante ne xalifa général des Mourides démb amaloon na ko mu nekk ay kàddu yu am solo yoo xamante ne ku nekk rek war na cee bàyyi xel bu baax ñu daal di koy seetaan dellusiwaat ci plateau bi. soxna si fa ma jëkkee wax ak moom ca njaareem ca Tamxarit ga wax na ba àggal. wax ci ne ñoom ci ndigal la ñuy wéy ma tontu ko dama ko tontu dama ko ne yaa ko ma ne ko am na loo xam ne soxna si wax léegi moom nee na ci ndigal la ñuy wéy ma ne ko nag ndigal ak tere nag ñoo ànd mosuñu duñ tàggoo foofa rek laa ci yemoon booba bi mu del see fii yaatal naa wax ja lool ci bëgg a teqali dëgg ak fen kon soxna Ayda waxoon naa ko ni ko fii li mu bëgg seen bopp li mu bëgg suñu bopp rek li mu leen bëggal li mu bañal suñu bopp moom li leen di bañal loola toog na ma wax ko waaye ni ma dégg mu waxee ndax man dara du tuum ba léegi la ma waxoon laa nu ca dara ndax nee dafa ñëw ma teral ko wax ak moom foofu la yem ci waxam ma gis la ñuy def kon moom ma ngi ca lem nekkoon ma ngi ca lem nekkoon kon la ma waxoon Saliou ñoom rek ginnaaw ñun ginnaaw jeesi lisan amatul bu jeesi lisan amatul am na loo xam ne bu xewee dañ leen di rey wala ñu wala faagaal leen ak bomb waaye loolu yàlla soppi na jamonoom wax ji moom nag mel ne moom ginnaaw jeesi dem na moom te wax ji day mel ne amul njëriñ waaye nag mënut a ñàkk waaw ndax boo mënut a faj sa loxo yow jeesi di faj boo ko mënul waxal waaw laabireel gindeel bu loolee amee njëriñ alhamdulilah rabbil alamin loolu nga si bëggoon bu amul njëriñ yow wàcc nga loolu mooy lii nuy def nag amulu ci yaakaar waaye nag dañoo war. jaajëfal leen bu baax mu nekkoon Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides yëkkati ngeen kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko gannaaw li nga xamante ne moo amoon foofee ca Touba Mbacké di fàttali ne nag xëccoo dox ci diggante njabootal Cheikh Béthio mi nga xamante ne ba mu dëddoog àdduna nag léegi yàggul di ñaan suuf woyof ci kawam genn wàll ga ànd ak Soxna Aïda Diallo geneen ga ci des nag ànd ak Serigne Saliou Thioune mu woote woon moom Serigne bi joxe ndigal mu mel ne ndigal loolu Soxna Aïda moom jëfewu ko mu yëkkati waatoon nag ay kàddoom démb ci guddi ngir rek daal di andi ndox mu sedd ndax gisoon nañ ne amoon na sax taalibe yu ci tàmbali woon jàppante professeur wala docteur ñu seetaanandoo li nga xamante ne tënk dañu ko jël rek ci déclaration bi nga xamante ne xalif bi def na ko noo ko jàngatee. waaw maa ngi feddali rek li nga xam ne moom la ñu war a jàpp ci waxtaan wu mel nii mooy kilifa dafa war a am kilifa diine dafa war a xam lépp loo xam ne lii mi ngi dox ci biiru njabootam
xam ko xam gu wér maanaam vérifier information yi muy jot ci biir njaboot gi bu ko xamee itam la ca war mooy lu ca lëj mu lijjanti ko wala lépp loo xam ne dafa doon loo xam ne buñ ko bàyyee mën naa andi ay jafe-jafe mu taxaw ci taxawaay bu leer naññ maanaam loolu la ñuy tuddee sens de responsabilité loolu lu ñu bind la ci lislaam kilifa gu nekk dafa war a xam limite responsabilité am te itam am courage u saytu ko ba nga xam ne lenn lu nekk fa mu war a yem lay yem. mi ngoog kàddu yi tey dafay tax ñu daal di delluwaat wala sax di laccawaat lan moo war a nekk taxawaayu jigéen ci lislaam d'abord balaa ñuy wax lan moo war a nekk taxawaayu jigéen ci tarixa. waaw loolu laaj bu am solo la ndaxte faaw ñu xam ne daanaka sax mënees naa wax ne jigéen moo njëkk a dugg ci lislaam gannaaw ki nga xam ne mooy yonente bi ci boppam ki ko njëkk a gëm ci nit ñi jigéen la woon muy soxnaam di Xadija te Xadija yemul rek ci gëm ko mais dafa koo taxawu taxawaayu soxna su mat sëkk taxaw ko itam taxawaayu ndey puisque maa ngi woon na ko fukki at ak juróom taxaw ko itam taxawaayu ab jigéen kon gannaaw mënees na ne daanaka bu fekkoon ne lislaam mënees na ko méngaleeg doom dañ naan Xadija moo ko saytu toppatoo ko ba mën a taxaw ki tànkam gannaaw Xadija am na ñeneen ñaari soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ràññiku nañ ci jàppale ko kenn ki ñu ngi koy wax Ummu Salama ci l'an 6 de l'hégire yonente bi dafa amoon problème bu rëy boo xam ne bii da koo jaaxaloon conseil bu jógee ci soxnaam soosu moo ko ca génnee ñetteel bi mooy ki ñuy wax Aïcha daanaka bu ñu xamee l'islam en détail Aïcha moo ko waral donc Aïcha taxaw na ci wàllu tasaare xam-xam bi nga xam ne moo ñëwoon ci yonent bi kon jigéen yàgg naa def loxoom ci l'islam. Ensuite il faut ñu xam ne jigéen ni góor amee responsabilité ci yar jigéen aussi am na responsabilité bu toll noonu yarub diine laa bëgg a wax ndax doom ji nga xam ne moom la ñuy yar ci loxoy jigéen lay njëkk a jaar avant muy àgg si ci loxoy góor maanaam période bi nga xam ne moo gën a am solo ci dundug nit ci loxoy jigéen la koy nekk ci kaw loolu jigéen daf ca war a jouer rôle bu am solo ci wàllu yar boo ko seetee sax ci xeetu naar yeeg ñu mel ni ñoom ñaare jigéen ñi ñooy jàngal seen doom alxuraan waaye ñooy jàngal seen bu dee naari ganaar yi gën a jege am na ñu bari ci nit ñoo xam ne seeni doom seeni yaay ñoo leen jàngal alxuraan ak sax léeg-léeg xam-xam kon loolu itam rôle jigéen la. Ensuite jigéen am na rôle participer à la diffusion du message islamique en général ni ci góor amee responsabilité noonu la jigéen amee responsabilité bu fekkee am na xam-xam bi bu fekkee am na pësteef bi bu fekkee am na jikko yi donc d'une manière générale li ñuy wax pësteef ci l'islam parce que l'islam pësteef la ak jëf ak jikko alors bu dee ci pësteef amul benn différence diggante góor ak jigéen maanaam li ñu gëmloo góor moom lañu gëmloo jigéen bu dee jikko yi li ñu jikkooloo góor ci wàllu jub ci wàllu ñeme ci wàllu nangu say responsabilité ci wàllu nekk ci disponibilité nit ñi am disponibilité liñ ci sant góor loolu lañ ci sant jigéen fi nga xam ne daal fi la différence amee diggante góor ak jigéen mooy lu mel ni yenn jaamu yàlla yi lu mel ni julli léeg-léeg dañuy dispenser jigéen mu julli lu mel ni woor léeg-léeg ñu dispenser jigéen mu woor mais loolu c'est pour des causes naturelles maanaam différence naturelle yi am diggante góor ak jigéen moo tax loolu war a am bon bu loolu wéyee nag jigéen mën naa jiite mbooloom jigéen rek la mën a jiite. c'est très important maanaam mën naa jiite mbooloom jigéen te loolu du guléet puisque même boo ko jëlee ci l'islam am na jigéen ñoo xam ne dañ daan jàngale daan jiite mbooloom jigéen am na ñoo xam ne dañoo ràññiku woon ci wàllu diine ba nga xam ne am ñu leen toppoon waaye ay jigéen lañ woon donc bu dee jàngale mën naa jàngale bu dee ci biir tarixa yi yar aussi xam nañ ci Sénégal ci tarixa yi ñuy pratiquer Sénégal surtout tarixa yoonu murit am na ay jigéen ñu ci ràññiku ci wàllu yar ku mel ni soxna Muslim Mbàkke ku mel ni ñaari soxna May yëpp ak ku mel ni soxna Momi surtout ñooñu ñëpp dañ daan yar ay seeni turandoo ak
ay doomi seen taalibe yu jigéen. d'accord maanaam doom yu jigéen ñi seen i taalibe yu góor kon dañ daan yar mbooloo maanaam kenn ku ne boo masaa dem këram da ngay fekk mu fees dell ki ay nit ay jigéen ñoo xam ne dañ leen dénk pour ñu yar leen te dañ leen daan yar bu rafet ci wàllu diine ji mais aussi ci wàllu li nga xam ne mooy suñu aada ak cosaan nga xam ne jigéen da koo baaxoo meloo pour nekk jigéen ju baax jigéen joo xam ne ñëpp dañ koy xemmee ma am comme soxna. d'accord ba tey ñu dellu si waat ci li nga xamante ne mooy actualité di coow li jigéen bu jiitee mbooloo moo xamante ne dafa am jigéen ak góor di xëccoo mbooloo moomu ak góor ndax loolu mun nañ ko nangu ci xarit ci tarixa. waaw xam nga ci yoonu murit amoon na jigéen ju jiite woon waaye moom dafa mel ni bi baayam gaañoo dafa bàyyiwut doom ju góor moom mu doon mbooloo ma waaye kooku itam wax dëgg yàlla ci li ñu xam ci moom ku yiw la woon koo xam ne kii nit ñi nangul nañ ko woon loolu lu am la maanaam réalité historique la mais est-ce que yoon wi nangu na ko wala déet loolu beneen affaire la mais en tout cas moom kenn naqarlu woon nekk gi mu nekkoon jiit parce que dafa yiwee woon maanaam deful woon lenn loo xam ne lii dañ naan da koo dolli ci yoon wi comme ay po wala yu demee noonu moo tax kenn benn sëriñ mus te wax ci moom dara parce que tout simplement dafa yem fi nga xam ne fi la war a yem alors jigéen jiite ci biir lislaam wala ci biir tarixa mbooloom góor ak mbooloom jigéen loolu gisuma fu mu tegu maanaam bu fekkee texte yi rek la ñuy seet gisuma benn texte boo xam ne bii mën naa nangu lu mel noonu léegi nag bu fekkee jigéen ji dafa yiwee am xam-xam jub ragal yàlla góor ñi lépp luñ mën a laaj jigéen mën nañ koo laaj maanaam ci misaal bu fekkoon tey benn village dafa am jigéen joo xam ne dafa ràññiku lool ci xam-xam mais góor ñi mën nañ koo laaj seen mbiri diine comme ni ko jigéen ñi laaj seen mbiri diine mais li ñu nanguwul mooy mu jiite mbooloo moo xam ne dañuy jaxasoo di def loo xam ne lii diine ci santaane wu ko loolu moom dañ koy contesté loolu dañ koy wàññi dañ koy bañ mën nañ ne daal jigéen ci yoon wi warul jiite mbooloo góor ak jigéen di def wala sax jiite taxaw ci kanam di def yenn yi nga xamante ne déedéet loolu moom amul ci lislaam te buñ ne amul ci lislaam du mën a am ci tarixa parce que tarixa yi ñoo jur lislaam moo jur tarixa yi donc loolu mënta nekk maanaam jigéen mën naa jàngale mën naa joxe ay conseil ci diine waaye nag du doon loo xam ne da koy def ci ak jaxasoo parce que jaxasoo diggante ay góor ak jigéen loolu moom lislaam nangu ko. d'accord mun nañ ne li xew coow li ñenn ñi dañ naan ndono la ñenn ñi naan ki mu wuutu moom moo ko joxoon léenge yi ndax loolu mun nañ koo nangu. bon xam nga sax man wax dëgg maanaam au moins information yu yaatu ci mbiroom Béthio Thioune ak waa këram maanaam li ci Sénégal yi yëpp rek laa xam mais principe yi ci laay wax quoi. ci principe yooyu ndax mun nañoo nangu principe yi moo xam muy principe l'islam moo xam muy principe yoonu murit du aada maanaam tàmmuñu gis jigéen muy jiite góor maanaam muy jiite ay góor ak jigéen. waaw maanaam di def ci ñoom wala mu leen di defal li nga xam ne moom la sëriñ su góor si di def loolu moom xameesu ko voilà. d'accord. pour léegi li ma ci mën a dolli mooy mbirum ndono. xam nga bu dee l'islam moom pouvoir kenn ko doon ci l'islam classique. comme on dit nit ñi ñooy tànn ku leen neex boo seetee l'islam par exemple bi fi yonent bi jógee amoon nañ bokkam ñu ko jege. doomam a ngi fi woon doomam jigéen wax moo ko jur mi ngi fi woon mais doon na ko. déedéet. am na it koo xam ne kii seen i baay bokk baay mi ngi fi woon ku ko jege muy ki ñuy wax Ali ibn Abi Talib mais doon na ko nit ñi ñoo seet ku leen neex ñu ne kii moo ñu doy mu taxaw doon mu taxawaayu yonent bi moom la ñuy wax xalifa. bu dee ci biir tarixa yi nag en général am na ci ñi sos tarixa yi ñoo xam ne ñi dañuy wax ki ñu gën a wóoru ci seen taalibe moom la ñuy wax ne na fa taxaw léeg-léeg itam duñ ko def duñ ne kenn na taxaw comme kaaw sëñ Touba niwul kenn désigné wul kenn pour ne moo koy wuutu te loolu am na ñaar yu ci nekk premièrement da doon roy yonente bi comme dafa tudde boobu Xaadimu Rasuul moom dafa war a nekk exemplaire ci roy yonente bi te yonente bi désigné wul kenn
donc bu désigné wul kenn yonent bi la roy. Deuxième chose mooy boo désigné nit bu yàlla dogalee mu bañ a nekk à la hauteur de ses responsabilités yow da nga ci am responsabilité ci bopp. dëgg la donc am confiance ci nit ñi xam ne danañ tànn ki ñu yaakaar ne mën naa yor mbir mi. moo gën a maandu. d'accord loolu bokk na ci li tax moom désignéwul kenn. d'accord ki nga xamante ne sax nee nañ ndigal la ñoom it ndigal la ñuy topp mu nekk jigéen ndax am na sañ-sañu di takk ay sëy nekk jigéen wala sax di tudd ay doom. voilà xam nga yooyu du affaire sexe maanaam takkub sëy ay connaissance la. d'accord maanaam ni jigéen mën a amee connaissance pour takkub sëy ni la góor mën a amee connaissance pour takkub sëy. boo amee xam-xam bi rek mën nga koo jëfee. boo amee xam-xam mën nga koo def donc je ne saurais pas être catégorique pour wax ne jigéen mënut a takkub sëy puisque déjà ci l'islam am na ñu ne jigéen mën naa nekk juge. bu mënee nekk juge kay war naa mën a takkub sëy. léegi lu tax mu nangu luñ ko mu jiite mbooloo góor ak jigéen bu fekkente ne am na sañ-sañu wala connaissance su takk sëy wala sax a tudd doom. bokkuñu ñaari chose la yu bokkut. maanaam lii moom connaissance rek doy na. d'accord waaw waaye léegi nag moom dafa am connaissance am yeneen yu ci dolli. ci connaissance yi. d'accord waaw te encore même bu dee takkub sëy bu dee célébrer baptême gisuma ay firnde yu tax ma dàq ko. waaw waaye nag mënuma nekk catégorique daal. mais bu dee li ma xamal ko si néew. gisuma luy dàq ne jigéen mën naa takk ab sëy. d'accord waaw gisuma itam luy dàq ne mën naa tudd doom. d'accord nagul nañ daal jigéen bu am xam-xam bi connaissance bi ne mun ngaa takk sëy waaye it mun ngaa tudd doom bu ko defee ba tey li nga xamante ne mooy actualité bi dañuy daal di xuusaat ànd ak waa régie dem seetaani beneen élément ñu jagleel ko coow li maanaam bi coombaalo bi dox ci diggante Soxna Aïda Diallo ak Serigne Saliou Thioune dellu si waat ci plateau bi. l'islam li mu wax leer na nañ jigéen mënul jiite benn yoon mbooloo jullit. bu fekkente ne nag ñu dénk la ay yenn barab ulama yu bëri nee nañu loolu wér na jigéen mun na ko def mun na jiite masalan béréb masalan ñu def ko masalan ñu def la préfet wala ñu def la sous préfet exemple yu mel noonu waaw waaye amma wilayatul am nekk président de la république wala nekk xalifatul muslimin kullihum maanaam nekk président jullit ñëpp ñu ne bu foofaa góor mooy nekk foofu loolu moom principe l'islam. mu bokk xalaat ak imam Mohamed El Habib Ly imam Kanté jàpp ni jigéen am na leneen lu ko gën a yitteel ka jiite. léegi nag wàllu jiite dafa laaj nga war a jiite mbooloo war a def ay fatwa xoola jigéen boo xam ne da nga war a def ay fatwa foog nga dajale nit ñi bis bu ne kooku foog nga bàyyi sa jëkkër lu yàgg-yàgg bàyyi say doom lu yàgg bàyyi sa kër bu fekkee dafa laaj nga taal jihaad fekkee dafa laaj nga tukki loolu yëpp àndul ak cër boo xam ni day tax jigéen war a mën a génn këram demee nu ko neexee kon yooyu yëpp moo tax bu dul loolu jigéen bi mën na jiite mbooloo jigéen comme jigéen mën na nekk imaamu ay jigéen mën nañ nekk nii mbooloo waxtu julli jot jigéen jiite leen. ginnaaw génnub àdduna Cheikh Béthio Thioune ñu gis ni dafa mel ni xaajaloo dafa am ci communauté cantakun yi xalifa bi nekk ci diggante Serigne Saliou Thioune ak Soxna Aïda Diallo waaye bu ñu sukkandikoo ci imam yi l'islam moom dafa mel ni disqualifié na ba noppi Soxna Aïda Diallo. jaajëfal bu baax Omar Kane mi ngi noonu docteur noo jàngatee élément bi. waaw man daal encore une fois damay yem ci principe yi maanaam li ma bëgg rek ñu xam ko mooy. du l'islam du yoonu murit amul ci kenn koo xam ne kii da ngay contre jigéen parce que jigéen la donc peut-être léeg-léeg mu am ay conflit d'intérêt léeg-léeg mu am ay problèmes yoo xam ne day am ci ay kuréel bu boobaa kuréel ba gën a am nañu kilifa. dans le cas qui nous concerne ay murit lañu am nañu kilifa goo xam ne moo yilif murit yépp te loolu chance la puisque léeg-léeg nga gis ay confrères yoo xam ne yii ay branches yu bari lay am. d'accord waaye fii au moins am na genn kilifa. donc lii leen war. mooy ñu dem ci kilifa gi lu mu leen wax ñu topp ko kum jiital ña ca des topp ci yow. waaw mu jeex. d'accord waaye bu xasee wax ne kii mooy jiitu kenn warut am sañ-sañu
ne man damay beddiku wala du ma nangu ki nga xam ne moom lañ jiital. parce que D'accord. loolu mooy esprit yoonu murit loolu mooy logique am donc ku bëgg a nekk murit il faut nga topp. ndigal. il faut nga topp ndigal ndigal loolu sax. surtout bu fekkee ndigal li dafa dëppoo ak charia. d'accord ndigal loolu sax moom soxna Aïda nee na moom lay toppandi ndax Cheikh Béthio Thioune moom moo ko joxoon lenge yi ne ko bu ma fi jógee rek na la taalibe yëpp topp loolu lan lañ ko war a déggee. mais loolu moom affaire cantaagoon la man wax dëgg yàlla wuma ak ñoom benn affaire mais li ma xam daal mooy yoonu murit moom xam naa règle yi moom yoonu murit moom. ku ne murit nga moo xam ngay cantaagoon moo xam ngay keneen. dafa am ay principes yu leer naññ ak ay règles yu leer naññ yooyu nag dañ koy appliquer ci ñëpp maanaam kenn mënut a ñëw ne man ci biir murid laa nekk waaye dama ci am ay dérogation wala damay am ay exception non loolu amul il faut daal nga nangu li nga xam ne moom la kilifa gi wax d'autant plus que kilifa gi wax na lu leer naññ. defe naa ne moom waxoon na leen ne il faut d'abord ngeen nekk ci gannaaw sëñ Cheikh Saliou. puisque mooy jëmal Saliou sëñ Cheikh nag sama gannaaw. donc hiérarchie bi il faut nga respecter. il faut ñu topp ko. voilà d'accord maanaam daal mbir mi moom jeex na tàkk jamono ji. normalement war naa jeex tàkk je pense que lii seen intérêt di intérêt yoonu murid di intérêt l'islam di intérêt Sénégal mooy soxna si topp ci gannaaw ki nga xam ne moom la xalifa bi jàpp ne mooy xalifa ki fi jóge. d'accord muy Saliou Thioune. d'accord lenn naa ñi mi ngi noonu mbokk yi waaye nag du ñu dem te dugguñu ci téere bi nga dippee Minanul Baaxil Xadim téere boobu gis nañ ne ni baax yi nekk ci biir gis nañ ne jaar-jaaru Serigne Touba ak li nga xamante ne moom la doon digle ñu tollu jamono joo xamante ne bu ñu duggaatee ci biir rek lépp dinañ ko fa fekk wala sax jàngati. ah mais waaw Kumba yaa ngi may fàttali loo xam ne lii 40 ans la ci gannaaw. puisque téere bi bi ma ko toxalee ci français léegi mat na ñeent fukki at liggéey la woon bu rëy. puisque jàng naa ko juróomi yoon bi ma ko defee ci loxo mat na juróom-ñaari téeméeri këyit ak fukk ak ñeent ma réviser ko ay yoon soog ko génne te muy téere boo xam ne bu am solo la ndax ñaari partie la. benn partie la dañ ko tuddee partie historique partie historique boobu non seulement da nga ci fekk jaar-jaari sëriñ bi waaye da lay won presque film la ci histoire du Sénégal ci la deuxième moitié du 19e siècle ak la première moitié du 20e siècle donc da nga gis la société religieuse ni mu tëddee ni mu daan yare ay doomam ay relations yi amoon seen diggante loolu mu ngi ci partie historique bi partie bi gis nag partie soufi la partie mystique moom da ciy wax baayam moom sëñ Bachirou day wax baayam nan la gravir les différentes stations puisque ci cheminement mystique dafa am ay stations waaw da ngay jaar ci station 1 station 2 station 3 ba ci 9 alors moom nag muy wone lan ci dunduk sëñ bi muy illustré ne mi ngi toll woon ci station 1 lan ci ak dundam mooy mandargaal ne mi ngi nekkoon ci station 4 ainsi de suite boobu muy àgg ci bi nga xam ne moo ci mujj. donc loolu mooy partie musique bi c'est très compliqué. mais am na ci partie boo xamante ne daanaka li xew ci jamono ji mun nañ cee bu ñu ci xoolee rek dina nekk lu mun a saafara lu ñuy dund jamono ji ak li fi xew ci lu bëri. waaw en général mbooloo mu nekk dañuy jàpp ne seen kilifa mooy seen royukaay. d'accord. donc bu ñuy bind dundu nit c'est tout simplement pour que ñu mën koo roy moo tax. d'accord. donc ni ki bind téere boobu nga wax ne noonu la baayam meloon ak foofu la jaaroon képp ku jàppe baayam comme royukaay foofu ngay jaar. loolu téere bi jëriñ. d'accord balaa ñuy jeexal rek dellu si waat ba tey ci déclaration xalif bi ñu gis ne moom moo jëlal boppam kàddu yi yëkkati ko jaaralewu ko ci porte-parole am comme ni ñu koy faral di gisee loolu lan lañ ci mën a jàpp. waaw loolu nag c'est que xam nga léegi réseaux sociaux yi day bëgg a dofloo nit ñi maanaam dañ lay waxal léegi nit ñi lu ne ñemee nañ ko dañ lay waxal loo xam ne lii waxu ko. wala nga wax ñu dolli ci wala ñu wàññi ci alors moo taxoon mbir mi nag. kenn bañ ku la tuumaal surtout ñi ko jege moom. kenn bañ ci ñu tuumaal la ne yaa ko waxal te waxuloo ko moo tax ñu ne na waxal boppam donc comme waxal na boppam leer na. bëggoon lu leer daal moo tax xalif bi jëral boppam kàddu gi. mu ngoog. d'accord maa ngi lay jaajëfal bu baax mu bàyyi la nga tàggoog téléspectateurs yi.
waa xanaa di leen gërëmaat rek ci invitation bi te itam di ñaan ngeen di gën a bàyyi xel ci surtout di traité mbir yu mel nii ci anam boo xam ne bii day calmer ñëpp. waaw parce que yu mel nii bu ko médias yi jëlee te jëluñ ko ak esprit de responsabilité mën nañ koo jafal àggale ko fu mu àggut. te fekk li ñu waroon def mooy sotti ci ndox ba mu jeex. donc maa ngi leen di félicité waat ci invité ngeen invité ñoo xam ne ñii. ñoom ñëpp ay boroomi xam-xam lañu te li ñuy wax li ñu ci jublu mooy leeral te képp koo xam ne ki déglu nga leen bu baax da nga xam fan ngay teg sa tànk ba jàmm ji nga xam ne moom la ñu ñëpp ñëwee fii ci Sénégal jàmm jooju yokk. jërëjëf mu nekkoon docteur Khadim Mbacké islamologue ñu xam ko bu baax mu nekkoon enseignant chercheur moom it am xam-xam bu màcc. je pense que li nga xamante ne wax nañ ko fii yëpp jagleel ko mbir mi dinañu jëriñ waaye it jëriñ leen yéen ñi safoo seen télévision ITV mi ngoog xibaar yi wala sax seen émission Kennu Askan Wi fii lay daal di tàggoowee ñaanal leen fanaanub jàmm te di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf.